nga xam ne daf ko taamu woon investir ci mu amoon ay infrastructure de qualité dafa mel ni ba tey jii boo dellu seen tëggee li fi tubaab bi bàyyi woon moo fa nekk ñu naan ay canal à ciel ouvert ay problème ramassage ordure ak lépp lu ma àndal en terme de santé publique lii di ay problème yu doy waar fii ci biir Tëngéej te nee nañu ñu ngi ci région de Dakar de newuñu Matam newuñu Ourossogui newuñu Bakel newuñu Ziguinchor ñu ne ñu ngi ci capitale bi te def nañ fi xaalis bu bëri yii yëpp nag andi ay li ñuy wax des impacts sociaux mooy li muy gàllankoor ci nit ñi ak seen dund beneen bi te mu impacté ci waa Rufisque mooy yéen ñëpp dégg ngeen affaire train express régional nee nañu day defar train parce que bëgg na Sénégal am train bu mel ni train Paris yow école doxul faj doxul ndaw ñi am ñu liggéey nit ñi toll nañu leneen nga ne faw rek pour neex samay lettre tubaab faw rek ma def benn autorail te wax naa leen waxaat ko xam ngeen temps yële bi ma waxee États-Unis laa waxee ni yokk nañu encore lu mat 150 millions de dollars ci critère bi parce que Macky Sall dafa bëggoon ñu accélérer ko tubaab bi ne ko kon di nga yokk ñiy weddi waaye fan yii gis ngeen ab lettre bu génn lettre boobu bi ma ko téeg léegi du tey boo xam ne moom Amadou Ba toog naag ministre français bi ñu wax nañu ba pare bind ko signé ko tënk ko ñu d'accord te ëpp na loolu sax xam ngeen loolu pour lan terre bi inauguré guñ ko de mooy li xew Ila Touba keroog waaye comme dañuy jëm campagne te waa ji amul bilan il faut rek mu dugg ci train bi bañ na ba suñ koy essayer courant du ko dawal de carburant lañ ciy def pour que rek te neewoon naa leen allez su amee retour du am mën na dem ba jam ñaajo la waaye du dellu Dakar lem ci bëgg rek mooy na dugg ci autorail bi caméra yi topp ko ñu ne Macky inaugure le train bi ne tuut mu tàllal loxo ñu ne Macky andi le train waaye bu train bi demee ba jam ñaajo kenn ku ne seen su xëyee ku dëkk jam ñaajo demal ci gaar ba ne damay jël train bi damay liggéey boo ci duggee de Bob Marley ci dugg loolu la tubaab di wax saupoudrage gouvernance saupoudrage mooy gouvernance Macky Sall ci jamono jooju nga jël xaalis bu ni toll def ko ci caaxaan ci jamono joo xam ne am na encore 6000 abris provisoires ci biir Sénégal ay xale yoo xam ne ci ay quarantaine la ñuy jànge nit ñaa ngi dee ci hôpitaux yi parce que mënuñu leen jël loolu mooy erreur de priorité. Deuxième catégorie problème bi nga xam ne fii biir Rufisque mooy problème mu suuf Sénégal nag Rufisque mooy ci ëpp problème suuf département Rufisque Sangalkam Tivaouane Peulh Yène Diamniadio keneen ak keneen ñoo ëpp problème mu suuf ci Sénégal yàgg nañ cee wax nag gis ngeen li ñu def li may wax toujours ni président Macky Sall xamul lan mooy priorité ku réeree mbir priorité nag mënoo jiiteem réew mënoo defar réew te liy andi problème yooyu chaque jour moo wax ko ñun ñëpp il faut qu'on soit exigeant avec nos leaders ab leader da nga war a njëkk am vision balaa ngay wax sax programme fii ngay gis Sénégal ku fi ñëw di raam di yoot ba xëy ñu def ko président te musoo ko gis mu bind dara ne man sama vision lii la Barack Obama bi mu bëggee nekk président dafa bind moom l'audace d'espérer tuddee ko noonu ne lii mooy sama vision Macron barki dem dafa bind révolution ne lii mooy sama vision keneen ak keneen ñu de góorgóorlu nañu bind neneen nag
d'accord nañu bind leneen li tax ñu bind nag mooy am nañu ambition ci réew mi gannaaw bu ñu bindee it wóolu nañ suñu bopp woo nañ leen yéen ñëpp ku ci bëgg na ñëw na liir bu paree ñu ñëw toog ñu débat ci publiquement mais ñàkk vision mooy andi tànnus parce que ville nouvelle de Diamniadio bu ngeen ko gis ci programme bu Macky Sall bi muy bëgg a nekk candidat musul wax ni day def ville nouvelle à Diamniadio waaye dañuy ñëw na amul programme xam na ni yoonu yàqute la gën a jege bu ba ko ay nit nax ko mu fay leen 3 milliards ñu andi ko PSE bii 3 milliards ñu fay ko ci suñu alal pour ñu andil ko PSE bii moom programme bi ñu ko fale woon anamu bi mu ñëwee nag ci lañ ko jaay affaire Diamniadio tey moo wax ko Diamniadio erreur stratégique la principe bu def une ville nouvelle et des villes nouvelles sax wala des pôles dans mon livre j'ai parlé de pôles régionaux mu doon en même temps des pôles de développement loolu idée boobu baax na waaye Diamniadio du woon choix bu baax bi xam ngeen ndax la bu njëkk mooy Diamniadio dafa bokk mooy début li ñuy wax la zone des Niayes soo ñëwee région de Dakar poumon vert am dañuy wax poumon vert am fi nga xam ne fa la ñu amoon verdure am fa suuf su nangu ñu mën faa def façon mbay bu ne di fa def maraîchage di fa def aviculture foofu mooy Diamniadio bañ na ba ni yàlla bindee suuf si ban la c'est un sol argileux moo tax ñi fay tabax ñëpp sonn nañ fi mu toll nii parce que il faut une technique et une technologie particulière pour nga mën a tabax foofu parce que saa yoo ko tabaxee te defoo investissement yi war pour stabiliser bâtiment bi bu tawee suuf si sekki day xar looloo andi booru mbaaw gis ngeen ay cité yi fa ne saa yu tawee suuf si sekki nga gis murs yi fissuré kon Diamniadio dañ ko waroon bàyyi mu doon le poumon vert de Dakar boo demee ci réew yu développé yi Alioune Sall ngeen ne mooy coordonnateur Paris soo demee Paris da nga fay fekk ay bois de Boulogne bois de Vinci ay centaines hectares soo demee États-Unis di nga dégg ñu wax ay Central Park ci digg New York ñu bàyyi fa ay centaines d'hectares yoo xam ne pour muy jox oxygène muy joxe CO2 pour que dëkk bi mën a respirer loolu moo nar a nekk Diamniadio bu ko defee ñi fa amoon seen tool continuer di fa bay di fa am lu ñu suturloo ku bëgg a defar une ville nouvelle xam nga lan ngay def Ndakaaru saturé na Ndakaaru presqu'île la da nga naan maa ngay dem Diourbel wala Kaolack wala Ziguinchor nga dem foofu créer fa beneen pôle boo xam ne dina mën a téye nit ñi ñu bañ a ñoom ñëpp da fàq si ñëw Ndakaaru c'est comme ça qu'on crée de nouveaux pôles mais su yemoon ci loolu sax mu tane waaye arnaque bi ñu def bi ñuy door dañ ne 1600 hectares la ñuy jël ñëw fekk ay nit yoo xam ne amoon nañu seen àq ñu nangu ko indemniser wu ñu leen indemnisation yi jaar yoon waaye tey ku ko doon nattaat sax dépassé nañu 1600 hectares yi di dem parce que gis nga man dama xam gars yi ni ñuy fonctionner ndax nekkoon naa ngi koy defee gis nga suñu commencé mbir yi dañ ciy laxas ay affaire di puus di yokk dagg séddoo puus yokk dagg séddoo loolay andi su ñu nee 1600 hectares xamal ni ñu ngi jëm ci 2000 hectares waaye lépp ay politiciens ay hauts fonctionnaires ay hommes d'affaires ñooy dagg di séddoo amul benn rapport ak programme bi te boobu jamono nangu nga àqu nit indemniser woo ko correctement mun nga bàyyi ko mu tungu ak ay problème noonu la ñu def ci terre bi parce que am na ñoo xam ne fii ci Diamniadio fii ci Rufisque fii ci Bargny teggi nañ leen te joxuñu leen indemnisation bu jaar yoon te jamono jooju dégg ngeen taay la ma wax benn dossier 94 milliards boo xam ne Kër Massar gii la mu concerné kii ñu jël def ko directeur des domaines te Macky Sall ngemb ko fële Louga waaye gis ngeen dossier boobu dañuy indemniser comme lu ñu doon luubal la ñoom pour séddoo ko dañu ne mètre carré bu nekk 37 000 francs lañ koy indemniser
ba pare ñëw jël ñi dëkk ci même parage bi te bokk ci terre bi ñu leen naan ay 7000 ak 10 000 lañ leen di indemniser loolu ñàkk màndu ak ñàkk yërmande weesuwul loolu te nit ñi nag boo leen yërëmul mënoo leen jiite. beneen problème foncier bi yéen ñëpp dégg ngeen ñu wax titre Bertin 1975 pourtant conseil nu mu tudd inspection générale d'État épinglé na ci ay nit rapport baa ngi fii la ñu leen waxoon mooy na ngeen jaarale mbir mi yoon ba pare na ngeen jox waa dëkk yi fa nekk yooyu yëpp village yi foor yëpp na ngeen leen jox ay espace yu mag pour ñu mun a yaatal village yi waaye dañ cee teg seen loxo séddoo ko jël seeni homme d'affaires mun na laa leen tudd fii yëpp mais xam ngeen li tax duma ci sori yàlla daf maa nattu balaa may jóge impôt defe naa dossier bi moom mujjee def ñu dénk ma ko man maa ko contrôler dossier boobu la su ma fi waxee nag day mel ni dama violer l'obligation de réserve moo tax duma ci sori waaye dama leen bëgg a wax ni ay luubal yu rëy a rëy nekk ci dossier boobu te IGE bind na ko Cour des comptes bind na ko te ñi ko def ñi ngi fii tey ànd ak Macky Sall di gundaandaat di def ay meeting 300 millions parce que réew boo àndee ak Macky Sall mun ngaa sàcc lu la neex dara du la ci fekk ki àndul ak Macky Sall nag bis bu fa tastaloo ba ñu ne fukki dërëm sax topp na ko bu yóbboo mu xam ne ma nga dugg si loolu bokk na ci problème foncier yi tudd nañu problème mu ISRA mun nañu tudd yeneen ak yeneen problème waaye li ma bëgg waa Rufisque xam mooy comme ñoom jël nañu ne Ndakaaru léegi saturé na te lépp ci li ñu yaakaar ci war a yaatal encore ville bi mi ngi jëm côté Rufisque mooy fitna dina yàgg fii ci Rufisque ñaar nag mooy solution bi benn mooy population yi nañu gën a organiser wu parce que problème mu Sénégal mooy suñuy noggatu Massamba ma dem ba dinaan tant que concerné wu ma sama yoon newu ci loolu mooy problème mu Sénégal ku ñëwoon tey fii ne quartier bii kër gi dañ ko war a toj parce que yoon daf fee war a jaar waaye kër gi duñ ko toj wala sax ñu ne woon ñaari kër yi dañ ko war a toj ñaari borom kër yi dañuy jóg diisoo ne dañuy xeex bu ñu dellu soité tuuti ne mbir mi sax changé na dafa mel ni kër gi bokk ci fii la yem borom kër gi moom pare na ci parce que sama affaire moom comme naa la ñu ma lay defar réew mooy il faut mu am une conscience citoyenne que fépp fu injustice am na jaral ñëpp jógandoo noonu la ñuy defareem réew mais kenn ku ne toog rek ne tànk laaluñu sama wéew tànk man sama yoon newu ci looloo tax dañuy duma kii suñu paree ci moom duma kële suñu paree ci moom duma kële lii am première solution bi mooy suñu nee am na ñu nekk fii ci Rufisque ñu ngi leen di jaay doole ci terre bi wala ci leneen su dee quartier bi ñu dëkk c'est à 1 kilomètre sama quartier mais ma xam ni injustice la naa sol sama dàll dem jàppale leen parce que loolu moo mën a tax état reculer face à l'injustice ñaareel bi ko mën a jëlee fii nag am na ku ma ne léegi wax ko fu ne wax ko assemblée wax ko ci média yi yooyu yëpp baax na waaye nag jëm naa ni ñu ngi dëgmal ci lu néew a néew ci temps ñu ngi dëgmal lu am solo ñu ngi dëgmal foo xam ne citoyen bu nekk am sañ-sañam foofu la ko amee mooy élection la ñu jëm foofu la ñu mën a régler problème yi ñun nag lii ma tudd nii yëpp bu dee yàlla jox nañu réew mi incha allah wax naa ko feneen ak feneen première mesure mooy dañ def un moratoire foncier mooy lépp luy suuf dañ ko ajandi nañu taxaw ñu ajandi tout ce qui concerne le foncier daal di def ay audit yu sore parce que li xew ci njuuj ñaaj ak ci mbuxum ci suuf si dafa bëri am na ñoo xam ne tey fii Sénégal su ngeen gisee ñu bëri soo tuddee Ousmane Sonko ñu mel ni ñu ay jinne songu ñoom xam nañu dama leen xam seeni mbir te xam nañ ni li ñu def mënul continuer mënuñu koo def nit mënu koo def ba pare génn ci weex tal dem tëdd sa kër naan damay def sama retraite lekk samay milliards. Il faut que les gens rendent compte
loolu tax am na ñoo xam ne Ousmane Sonko falu ak seen bakkan bi la ñu yemale. moo tax ñun li ñu wax mooy dinañu suspendre lépp luy foncier ba pare rek delloo si mbir mi parce que àq dafa am solo bu ci gën a garaaw nag mooy àq suuf. fu nit nekk depuis des décennies depuis des siècles ay maamam newoon fa ay maamaat nekkoon fa nga xëy naan ko code du domaine nee na lii nangu suufam jox ko keneen moom mu nekk étranger ci dëkkam loolu réew muy doxee noonu du dem parce que réew ci mandute lay doxee. ñu wax tam toujours ci problème mu Rufisque tudd nañ fii les problèmes yi nga xam ne ci administration la découpage bi ak niñ ko defee ba tey lépp nag ci xëccoo mbirum impôt la parce que suñu nee dagg nañu da ngay gis ab usine wala ab unité boo xam ne mi ngi ci dëkku sàngam waaye dëkk boobu amul sañ-sañ fayeku impôt beneen dëkk bu sori moo koy fayeku loolu jël nañu engagement yi tey suñu yàlla dénkoon dëkk bi nañ ko réorganiser ba mbir mi tegu yoon mooy un découpage juste équitable et équilibré. kon dernière série de problèmes yi nga xam ne dinañ ci wax mooy problème mu infrastructure rek dafa yaatu nit ñi soo waxee infrastructure rek seen xel ci tali lay njëkk a nekk tali lenn rek ci infrastructure waaye infrastructure yi ëpp solo bi ci jiitu mooy infrastructure sanitaire problème mu faju am na fii ni mu amee fépp ci Sénégal fu mel ni Rufisque nga xam ne mooy 3e département Dakar après Dakar et Pikine hôpital digne de ce nom sax amu ci ñëpp xam nañ ñuy Sumbargaan fi mu toll nii turu hôpital rek moo ci nekk loolu musiba la ñëpp xam nañ ni sànq rek ñi ngay wax cité yële nga xam ne Abdoulaye Wade boo ko fi tabaxoon Jaxaay 2007 ba léegi ñoo ngi ci tabax ab hôpital boo xam ne mënul yegg rek imaginer leen nit ñu war a jógee foofu ba Dakar wala ñëw buy Sumbargaan wala dem ba Diamniadio parce que dañu war a faju ji ci siburu dañu siburu il faut ñu dem ba foofu kon infrastructure sanitaire presque zéro infrastructure scolaire problème am na defe naa sànq am na docteur bu ko doon wax sànq ba expliquer problème yi am ci infrastructure scolaire et éducative fii ba Diamniadio feneen ak feneen kon suñ doon xayma rek ci gàttal mun nañ ne problème mu Sénégal yëpp dafa mel ni dafa am résumé fii à Rufisque mu am yoo xam ne sax dafa gën a fës fii que feneen moo tax mbokki Rufisque soo leen gisee ma wax lii lépp du rek bëgg a yoole wala bëgg a dénoncer waaye li ñu bëgg a wax mooy gis nga am réew caaxaan du ko defar réew lu koy defar du caaxaan de ñun ñëpp ñoo war a am conscience parce que responsabilité bi ñun ñëpp dañ cee am du responsabilité rek Macky Sall wala Abdoulaye Wade wala Abdou Diouf wala Senghor ñun ñëpp am nañu responsabilité ci situation réew mi responsabilité boobu mi ngi démarré ni kenn ku ne ci ñun à un moment de temps bi même su dee benn yoon ba mu des peut-être jeunes yi doog a am 18 ans mus ngaa dem sànni sa xob tànn nit ci ban anam nga ko tànnee woon ci jamono jooju est-ce que lire nga programme am est-ce que déglu nga discours am est-ce que xool nga profil am ak parcours am wala est-ce que da ngaa jël rek ni diw moo ma neex wala diw laa bokkal wala diw moo fi andi loolu mooy responsabilité citoyen bi parce que choix bi ñuy choisir du caaxaan ki ngay jox carte mooy ngor ci suñu jamono bu njëkk ba dañ doon wax kii gor la kii jaam la kii lii et cetera loolu amatul mais liy différencier léegi nit ñi liy joxe liy goreel nit mooy sa carte électeur moo tax ñu ne ku ñu emprisonné ci yenn peine yi amatoo droit am carte électeur parce que jàpp nañ ni dootoo gor loolu mooy carte électeur boobu doo ko maye doo ko jaay waaye da ngay dénkaane xam nga loolu dénkaane am nga ci droit de regard waaye li nga jaay ki ñëw andi 1500 wala 2000 wala 5000 nga jox ko kooku amatoo sañ-sañ wax parce que da ngaa jaay
loolu na ko jaay noonu nag juróom at yooyu di ñëw lu ko neex na ko ci def na nga toog sa kër di jooytu waaye moomatoo ko parce que yaa ko jaayoon te 10 000 francs bi tax nga jaay carte bi fajul sa benn aajo parce que boo duggee ci boutique bi ak 10 000 francs doo génn ak weccet ba pare nag jël nga décision boo xam ne dina lor sa doom lor sa sët parce que yaa jël réew mi jox ko koo xam ne mënul xamul jubul kon suñu responsabilité nañ ko xoolaat échéance bu jotee nañu seet critères yi ñuy tànnee nit saa su ne ma ne nu ñuy tànnee jiit bu ci njëkk mooy est-ce que kii xam-xam bi ñu soxla pour lii muy woote yor na ko est-ce que mi ngi ci moom est-ce que xam-xam boobu am na ko te xam-xam bi nag du rek diw de musoon na nekk ministre musoon na nekk député kon am na xam-xam yàlla xam na ni 98% ministre ak député ak nangam koo ci toogal 10 minutes xeeb ko dara newu fa tous newu fa yor sa làmmiñ rek di politique gi mbër ba ñu xëy ñu ne sa parti toog na ñu def le ministre nga jël sa xaftaan yu foroxee yëpp sànni dem ñu defal la quelque costume cravate dina bindal ay discours loolu du xam-xam loolu du xam-xam nañu càmbar xam-xamu nit ñi nit bu am xam-xam buñ ko jox papier bu ay conseil technique bind buñ ko dicté waaye jox ko micro rek ne ko waaw mais qu'est-ce que vous pensez de la politique agricole wala qu'est-ce que vous pensez des accords de partenariat économique wala des ressources naturelles léegi nga xam ndax waa ji xam na wala xamul loolu tax koo ci ne kaa ñu débat mu ne débat wu ma parce que xamuñu wala li ñu xam bëriwut ki leen jiite nag moo ci premier dara xamuñu ko boo waxee ñu naan way expérience su sàcc ak jaay intérêt réew mi moom rek la ñu am amuñu beneen expérience ñaareel bi gannaaw bu ñu seetloo loolu ba mu leer ñu ni kii am nañu certitude ni xam-xam bi mi ngi ci nañu seet ndax kii jub na ku jubul du defarum réew ku ñuy dénk budget ne ko am 3000 milliards a ngi nii dénk nañ la administration ngi nii dénk nañ la police ngi nii dénk nañ la justice ngi nii gendarmerie ngi nii diplomatie ngi nii waaye kooku su jubul fu ñu jëm kon nañu xool ndax nit ki jub na jub nag ku fi mus a jaar gis nga jaar-jaaru nit ñi ku fi mus a jaar tudde nañ kii jiite réew mi tey biñ ko nee foo jëlee 8 milliards yi nga déclaré dafa ne Abdou Diouf ma ko Abdoulaye dama ko mel Abdoulaye ñëw na taxaw ne musuma koo may dërëm 7 milliards Taïwan yi la jël moo ko waxal boppam di kon buñ doon am exigence di leen seet ak di leen seetlu ak di leen seetantal dañu xam ni jubuñu moo tax lii am bettuñu ñun ku jubul mënoo defarum réew ñetteel bi mooy est-ce que patriote lañu est-ce que bëgg nañu réew mi est-ce que réew mi jaral na leen ñett yooyu lañuy seet ci ko war a defar réew ñett yooyu moo nekk ci Paul Kagame ñett yooyu moo newoon ci Mamadou Dia moo newoon ci Thomas Sankara ñett yooyu moo newoon ci suñu gaay yi kon am nañu une occasion historique de reprendre notre destin en main du nun de bu dee man rek man mii nee na à mon âge gisuma lu may daw bay daanu waaye réew mi la est-ce que Sénégal mun nañu toog di xaaraat 5 ans suñ ko naroon joxaat Macky Sall est-ce que imaginer ngeen musiba boobu ci biir réew foofu la problème bi nekk c'est pas une question individuelle lii mu commencé nga xam ne jël na réew mi yëpp économie bi yëpp tey ne ko ay étranger buñ ko bàyyee ba 5 ans mu toogaat ba loolu ñooñu lal seen bassan francolay dañu xam ni même suñu faloon keneen 2024 dina am jafe-jafe pour dindi ko fi foofu nag la enjeu bi nekk moo tax ñu ngi leen di ñaan dem leen ngeen jëli seen i carte électeur gannaaw bi ngeen ko jëlee ñun ñëpp nañu suñu wootee
suñu wootee parce que moom bëgg na téye carte électeurs yi wala mi ngi tànn ñenn lay jox carte ak ñu ngi ko dul jox wala jeunes yu bëri mu xam ni les primo-inscrits sont contre lui ñu leen di jox carte d'identité pare bind ci gannaaw ni ñoom amuñu droit de voter loolu c'est un combat boo xam ne suñ leen ci woowee ne leen génn leen na ngeen génn parce que Macky Sall moomul réew mi moom ak Aly Ngouille Ndiaye bay tànn ban sénégalais moo am droit voter ak ban sénégalais moo amul droit voter ñaareel bi gannaaw bu ngeen jotee seen carte wax leen ak seeni mbokk ak seeni xarit seeni collègues il faut convaincre les Sénégalais des enjeux de 2019 bu loolu weesoo bésu élection bi na ngeen génn massivement laa wax parce que s'il y a une forte mobilisation un fort taux de participation waxuma la sax deuxième tour waaye Macky Sall mën na yem ci premier tour bi mais loolu pour ñu am ko il faut que Sénégalais yi génn nit ñi bàyyi di wax ni man dama découragé wala ñoom ñëpp benn lañu il faut que les Sénégalais sortent massivement ñu am 70% de taux de participation ñetteel bi mooy surtout yéen ñii les jeunes gannaaw bu ñu voté ba pare ngir yàlla former leen des comités de veille rester dans les bureaux de vote pour garantir la sincérité du vote ku ñëw foofu ànd ak gàngooram ne damay ñëw def bourrage d'urne ngeen jëflante ko moom ku ñëw foofu taxaw ci buntu centre yi di dogaale maire yeeg paa yeeg ñoom seen naan leen xaalis a ngi nii votel ma ngeen digaale ko moom yii ma wax nii suñ ko defee le 24 février au soir deuxième tour suy am ce sera sans Macky Sall ñaari candidat opposition lay doon waaye mieux encore mën na am élection bi yem sax ci premier tour loolu nag challenge la pour ñun ñëpp parce que loolu challenge la ci ñun ñëpp parce que bis bu ñu eggee foofu it ba yàlla may ñu ba dénk ñu réew mi xam leen ni liggéey gi boobu lay commencé nag commencé guñu de parce que ñun challenge yi ñu fixé wu le combat pour la souveraineté nationale da ngeen xam ni dinañu xeex ak gars yi parce que suñu pétrole suñu gaz suñu or ak yeneen soo ko buggee delloo ci loxo réew mi il faut nga xeex ak gars yi parce que soo nee damay génn ci accord de partenariat économique il faut nga jàmmarloo gars yi parce que boo nee franc CFA bu bon bii ñu imposé 1960 ba léegi dama ciy génn il faut nga xeex ak gars yi foofu la xeex bi di commencer et on aura besoin de tout le peuple avec nous on aura besoin de tout le peuple parce que combat yooyu ki koy gagner mooy ki peuple bi soutenir kon loolu mooy le challenge on ne criera jamais victoire xam ngeen kañ la ñuy crier victoire bu ñu yàlla dénkoon dëkk bi ñu liggéey ba mandat jeex Sénégalais yëpp daje ne gis nañ ñu musuloon gis ci lu baax bu boobaa on pourra dire alhamdulilah tant que egguñu foofu considérer qu'on n'a encore rien fait ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ni li ñu bëggoon waxtaan yëpp xajul ci benn waxtaan waaye kontaan nañu tey ci Rufisque yàlla nañu yàlla jàppale asalaamaaleykum. Ok. Professeur sur une place. Professeur s'il te plaît sur le podium, professeur. waaw benn entrevue bu gaaw rek entre professeur li nga xamante ne moo sant way way bu am solo ci patriotisme waaw ñu déglu ko. waaw ñu filmé la. waaw. parce que Festa. professeur Malick micro. lu fi baax lu fi bon. waaw ñu ngi gis suñu
1 milliard bato la kenn sili ba ci diggante bi ak bi bëndu ngeen waa Kaagay yéen sa bere Kaagay dañu gën a xalaatay te suñu xaalis political di bari ko 1 milliard ngeen a jot a xew ma jël président politique magal ci diine lu fi baax lu fi bon ñu xam ne li ci yéene lu gis suñu yoon 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 le père Paris Mali ana la sidi ki Mali c'est pas mi désolé dégere désolé désolé ana mo ñu dim solo la fi bari solo ñoo tax sama final école la ma sama école moo ma gagné woon. kan moo gagné. yaa gagné woon dafa ñu revanche. For life. For real. What's up? Les vrais, les vrais. Oh, allez yo. Hey.